Baba Ndoye ki garla Babacar Ndoye garne bañi ni Babacar Ndoye suma lay way Lebu Ndoye mali maram kuy Lebu Ndoye son loxo ca kaw Babacar Ndoye gay maram gay ne gaangi Babacar Ndoye mokum yaayu Papa Sow ndax Khalifa Ndoye mi nu ngi koy ñaanal di ko gërëm Ndoye li nga bëgg yàlla na la ko yàlla defal Khalifa lii nga yóotu yàlla na la ko yàlla ma kaa xam ndaxte sama dentité dafa réer Khalifa li si war lépp yow yaa ko def ma dem sàngal kam dox lijjanti lépp nga ne ma indil kayit gi lépp yaa ko def Ndoye dégg nga sama asma bu ma daanale wóor na yàlla xenante bi da ngay ñëw sa néeg ba ak la nga may jox Khalifa ak sab yar ak say teggin koñ bële da nga faa nekk baax bay bëgg a dee Khalifa ngay sunu jëkkër nag bokkaa sama borom kër bi benn baay ma di la ñaanal Khalifa si darajay Muhammad barket baay laay ak Seydi ki Pape Sow mi yàlla naka yàlla def mu gañee jàmm ba mu gañee Khalifa Ndoye yàlla def mu jox la place boo xam ne dalay éegal sa kaw te mu àndaax ak wér li nun waa tuurab àllarba bii de bu Ndoyeen organisé li nu ngi lay sant di la gërëm di la ñaanal ndax am na noo xam ne boo ko doxale woon ak nun kun duñ ko ekkati di la ko tudde Ndoye li nga bëgg nag yàlla na la ko yàlla defal yàlla na la yàlla may wéraax wér li salaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu ku nekk sa tur ak sa sant di nuyu imam El Hadji Daouda Wade di nuyu chef de village El Hadji Malick Samb di nuyu son papa président ASC Habib Samb su ma waxee loolu kon day mel ni nuyu naa dëkk bi yëpp man nag vraiment kaddu yi nag kaddu yu rëy la si man parce que tamit comme li ma waxoon bi passé rek laay waxaat kaddu yi lu ma bett la te du lu ma sàkku aussi pour jeunesse bi yëpp xam ko kaddu yi du lu ma sàkku man kunun rek moo ma ñor dareen ñoruma wax ñoruma leneen ñoruma kunun rek moo ma ñor kaddu yi bi passé daf ma bett tey daf ma bettaat mais dama koy sant yàlla du maa fi dàq wax maay wax du man maa fi jeune maa war a wax du man rek maa fi war a wax yaakaar naa fii bari na ñu toog ci toogaay bi ñu ma ëpp xalaat fuuf mais nag yàlla mooy dogal te am na lu xamante ne buñ ma ko sosee du ma si wàcc dara di nuyu sama bépp jeunesse bu nekk kunun sama bépp morom bu nekk kunun maa ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay di nuyu samay pap di nuyu samay yaay di nuyu samay rakk di nuyu samay mag di nuyu dëkk bi yëpp su ma nuyee dëkk bi yëpp damay nuyu sama localité Ndoyeen man gëw ma lu dul kunun gëw ma lu dul Ndoyeen fu ma mën a dem si àddina man Gana Gueye kunun laay représenté man complexe wu ma taxaw fenn kunun laa dëkk te musuma taxaw di sikki sàkk fa laa dëkk ñëpp xam nañ ne fu ma taxaw kunun laay xeexal
jeunesse Kounoune yëpp man damay am chantier bu xamante ne gorom sa la nekk mais doomu Kounoune laay jël yóbbu leen man dama gëm Kounoune man lu ma mën a am tey Kounoune moo ma ko gënal yàlla rek moo tax may wax di wax ne waa dëkk bi wax ji bari na coow li bari na karang-karang gi bari na dugg bi bari na mais dañoo war a wax dëgg te yàlla tax gis nga démb metti woon na lool te gisuñu woon kenn démb metti woon na lool te gisuñu woon kenn góor gu nekk góor nga te dëgg moo njëkke mooy mujje lépp lu ñuy def nañu bàyyi xel ci yàlla suñu borom moo ñu bindoo ci moom la ñuy delluwaat ñu bàyyi wax ju xamante ne dara du ci dëgg politique baax na yàlla moo ko santaane mais yàlla politique bi mu santaane du bi ma gis nii léegi nañuy wax nit ñi dëgg nañuy wax nit ñi dëgg politique nag du lu waay neex wax wala ku waay neex xas wala lu waay neex tag ci goru nit loolu du politique yàlla bi muy santaane politique ba tëgg boobu dafa bëggoon a boole jullit yi ñu nekk benn xam ne yonente bi mooy yonente Seydina Mohamed looloo taxoon suñu borom mu wàcc woon politique boobu nag du politique bii mooy fekk xol yu jaxasoo ay nit ñu féewaloo nga boole leen yaa ngi dégg loolu mooy politique mais politique du ay xasante ak ay saagante loolu dama bëgg ñu tekk ci suuf dëkk bi ñun ñoo ko moom doomu Kounoune démb dafa am luñ doon dund lu metti gisuñu woon kenn sama gars yi nañu xeppi bëti bu baax jeunesse bi nag dañu conscience man dama kontaan ci jeunesse Kounoune histoire politique man ba ma doonee Gana Gueye ba tey maa ngi doog a gis Kounoune am ay conseillers jeunes maa ngi koy doog a gis c'est la première fois loolu dafa doon ndam tey jii ku xool coalition bi muy Yewwi Askan Wi muy coalition boo xamante ne Sénégal gépp dañ ci am yaakaar dama ne ñu bàyyi xel bu baax ci li may wax coalition Yewwi Askan Wi Sénégal gépp dañ ci am yaakaar ñun waa Kounoune xaw ma ndax yéen a ngi xëppi seen i bët di gis waaye dëkk bi bari na changement yu fi ne parce que li ko waral mooy jeunesse bi ñoo doon nelaw tey jeunesse bi ñoo yeewu dëkk jeunesse moo koy développé ñun depuis 2003 ba léegi ñu ngi yëngu ci politique man ak samay copains yi may àndal mais ñii ay dof lañ ñu tudde woon parce que ñun vision bi ñu amoon mooy dëkk jeunesse moo ko mën a defar ñun rek ñoo doon taxaw di jamaatloo grand yi ci politiquement ak développement dëkk bi mais tey dañuy sant yàlla ba tey doomi Kounoune yëpp am nañ conscience xam ne dëkk di wax ne tey jii nii man sama xol dafa sedd guy parce que waa Ndoyeen li ñu def nii dafa rëy góor gu nekk góor nga Ndoyeen fii ñëpp xam nañ ne ay góor ñoo fi dëkk sañuy papa démb dañ doon ànd tey kon ñun jeunesse Ndoyeen dañoo war a ànd tey bu ñu taxawee fii di sargal Khalifa Ndoye dama ne loolu lu rafet la loolu dañ ci kontaan trop contentement boo xamante ne am na fu mu commencé waaye amul fu mu yem parce que nag Khalifa Ndoye dafa liggéey loolu Ndoyeen dama ne waa Ndoyeen ñun kenn duñu yeb ñun Ndoye la ñu sant kuy politique demal fu la neex mais bul dugg Ndoyeen parce que boo fa duggee da ngay sonal sa bopp ñun waa Ndoyeen dañ di ay gor ñun financement tiitaluñu ñun wecci tiitaluñu ñu ngi xëy di lekk di naan yaakaaruñu ci kenn ñun waa Ndoyeen dama ne kuy politique demal koñ bu la neex mais Ndoyeen boo fa ñëwee da ngay sonal sa bopp parce que jigéen ñii boo leen xoolee xam ne dañoo engagé te ñun Kounoune lañ dëkk mais nag bu ñuy wax dañuy wax ci suñu koñ xam nañ ko fa lañ juddoo suñuy yaay yar ñu ci ngor yar ñu ci dignité yar ñu ci fula amul benn doomu Ndoyeen bu ñàkk fayda amul benn doomu Kounoune bu ñàkk fayda dama ne waxambaaneew bukki bu ko xaj yebee ci doxin wu la dama ne jeunes yi nañ conscience bu baax xam fi ñuy teg sañu tànk bu ñu nangu ku ñu naxaate bi dafa doy 98 ba léegi ñu ngi nax suñuy yaay ak suñuy papa il est temps mu jeex dama ne nañu ànd ak suñu conscience dama ne golo boo koy nax man nga koo nax ci yéeg golo boo koy nax man nga koo nax ci garab mais golo mënoo koo nax ci sànninte nañu yeewu bu baax xool fi ñuy teg suñuy tànk wax ji bari na li ko waral lépp mooy le 23 janvier dama ne ñi ngeen di gis fii ñëpp ñuy taali lamp di indi ay tali dama ne yaa xayti li ñuy indi ñun ñoo ko moom suñuy yaay chaque jour ñu ngi caaree di dagg ay impôt suñuy yaay chaque jour ñu ngi ci marché yi di dagg ay impôt loolu la ñuy defaree ay tali ñun ñoo ko moom dama ne bu ñu ko indilee yaa xayti dañ ñu ko war a indil dama ne ñun kenn mënuñoo santaas ku ñu indil li ñu moom ku ñu ko indil dama ne du ñu def lu dul sant la
mais du tere nag la ñu bëgg a def ñu def ko lampa yi suñuy lampa la tali yi suñuy tali la dama ne na leer dama ne financement yi financement DER la financement yi nekkul ci compte kenn dama ne tey jii bu fekkee dëgg rek la ñuy wax nañu ubbi sañuy bët di xool seg bi bu la neexee man ngaa dem gonfler sa compte jigéen ñi def financement nga dem dugalal leen prêt ñu defal leen financement mais dañuy fay jiwaat ci banque bi moomoo ko jigéen ñi nañu àndaat seen conscience tranquille dama ne kuri ñëw na fi indi leen fitna kuri bu leen dugg ci ay caaxaan dama ne tey bés la waaye suba tamit bés la lu jërë sóoraale la fukki junni yi ku ñàkk a lebal ak ñaar fukki junni fitna lañ lay indil dama ne doon ngeen lekk démb te fukki junni ñëwul doon ngeen reer démb te ñaar fukki junni ñëwul nañu àndax suñu ngor barka démb Pape Sow lañ doon gis barkaati démb Pape Sow lañ doon gis tey Pape Sow lañu gis dama ne bu ñu ko wor doomu Kounoune nag dañ leen a xam ci fulla ak fayda fii boo xëyee lundi mardi ba vendredi doo gis benn doomu Kounoune buy taxawal ci tali kon ñun kenn mënuñoo nax kenn mënuñoo corrompu kenn mënuñoo wax lu ñu xamul ñun dañoo génni dox gis lu neex xam lu neex di fréquenté ay kilifa am na lu xamante ne kenn mënatuñ seen nax dama ne suñu yaay yéen rek lañ mën a nax fi mu ne nii ñoom seen i pexe jéem si jeunesse bi yéen lañu yaakaar uppi leen seen i bët bu baax Pape Sow doomu Kër Ndiaye loola doomu Kounoune la Pape Sow bu nekkoon maire yéen maire yi yëpp ku ko ci bëgg a gis ka ku ko ci bëgg a gis ka dama ne nun ñii seenu chef de village yi juróom-ñaari at ñu ngi fi bëgg a gis ministre Omar Gueye mënuñu ko gis mu téye leen na amul jot kon kooku juróom-ñaari at kooku ñàkkoon jot tey moo taxaw na daa am jot na daa bëgg Kounoune na day defar Kounoune yéen yaa xëy dinañ waxante dëgg Alaaji Assane Tine amul lu mu defalul Omar Gueye dama ne ñun ay góor lañu ku feral suñu xefi waajur ñu taxaw ci sa kanam ku lëndëmal suñu xefi waajur ñu lëndëm ci sa kanam tey Omar Gueye dañoo war a war lëndëm ci kanamu wasalaam. salaamaaleykum mbokki Kounoune maa ngi nuyu waa dëkk bi yëpp di jël nuyoo bi di ko teg ci loxo borom dëkk bi du El Hadji Malick Samb chef de village ma jógee ci moom dem ci ki nga xamante ne mooy suñu nijaay di El Hadji Daouda Wade imam ñu ngi koy nuyu bu sell nuyu bi gën a sell bu ñu paree si moom jël nuyoo bu également jox ko ki nga xamante ne mooy le président de l'ASC Ndiéndioy muy Habib Samb ñëw tey ji bokk ak ñu bés bi ñu koy gërëm vraiment di ko sant bu baax a baax a baax a baax ci teewaayam tey nag jël kàddu fii dina xaw a jafe lool sax parce que sargal turu sargal si boppam moo rëy ku deful dara maanaam ku liggéeyul doo fayee ko te baatu sargal xëy na dañ ñoom ñi ko initié xëy na dafa daj seen xel ñu yëkkati lu mel nii tudd mu bés bu mel nii te vraiment am naa kontaante bu rëy tey boo xamante ne am na fu mu commencé mais amul fu mu yem bala may sori lool aussi du ma jóge ci di sant di gërëm samay compagnons de guerre tey jii nga xam ne tey ñoom ñëpp gis naa leen tey ñi nga xamante ne saa bu xare jotee saa bu taxawal dëkk bi jotee
saa bu mettee saa bu ko nun jaaxlee ñu jug muy guddi di bëccëg di suba di ngoon du ñu yendal du ñu fanaanal ñooñu laa gis tey ñoo taxaw ñoom ñëpp tey ji ñoo ngi sama gannaaw ci lépp lu mu mën a doon nag muy association muy ASC muy mouvement ñooñu ñëpp tey ji ñu ngi taxaw sama gannaaw gën ma bëgg bés bi ñooñu tey ji occasion la tey sama ay mbokk sama deret taxawal lu mel nii ma leen di seedeel ne loolu njàmbarte googu ngeen gis ci may ba tudduma lii tey ñooñu may wax nii ñoom ñoo ko waral parce que ñoom ñoo ma may fit lu ma mosaan a jiite lu ne réussir que fii si Kounoune c'est grâce à cette jeunesse là déterminée et engagée ñooñu amuñu seen fay xëy na dañoo nekkoon ci kanam rek mais ci gannaaw ay gaynde pur laa ko seexal ñu moom man fap te kenn du leen dégg ñu liggéey liggéey yu sell te boole ñu ci ay wax boole ñu ci ngistal moo tax ñooñu tey ji occasion la ci pencum Kounoune fii ci samay kanami mbokk mu xamal leen seedal leen loolu ay jàmbaar piir a ngi ay gor piir a ngi ñu bëgg Kounoune di wax ni kilifa yi toog fii ñu suñu ay yaay tey jii bés bu mel ni bu demee ba ñu mën a am yàlla ak yéen ñun yéen la ñuy tiitaroo tey tamit amuñu leen ëpp ci àdduna lépp lu ngeen soxla suba ba ngoon bu laajee ñu daw fas wa ak marwa dañ koy def. ngeen sonne ci ki nga xamante ne moo daj xol yépp tey yàlla def mu nekk ci kanamu coalition bi jit bokk ak ay góor ñu mënoon a taxaw kenn ku ci nekk xëccoog moom naka li nga bëgg laa bëgg mais ñoom ñëpp kenn ku ci nekk bàyyi nga ñoom ñëpp jël ki nga xamante ne mooy suñu doom di Alpha Bokar Xuma di Pape Sow ci góor yooyu dinaa ci lëm ki nga xamante ne muy taxaw fii sama wet te lépp doore ci moom muy madame Diouf di Abi Waj parce que tamit metti woon na lool parce que dama fekk lu bari lu kenn fekk ay guddi tegle nañ fi ñaari bés yoo xamante ne ñu tegloo 4 heures du matin la ñuy tëdd donc kooku ku saw askan jaralul ku changement jaralul loolu du la jaral boobu sacrifice ak yeneen ak yeneen ak yeneen dama cee jut ñaar yooyu rek mais bokk na aussi tamit un doyen muy suñu grand tey ji neew fii mais ñu teewal ko fi waa Pire Babacar Seck teewal ko fi ak Abou Aw muy le doyen Ibrahima Thiam un gars très sérieux ku baax mu fa jóge itam Jibi Ndiaye dëkk ba Sangalkam tey mu waroon a mën a toog Sangalkam bëgg comme ñun xëccoo wala mu toog ci wetam grand mais gisul loolu parce que jeune la boo xamante ne dara ñoru ko lu dul changement comme ñun ñii ni ñu jaar mu jaral ko mu bàyyi terroiram ñëw fii ànd ak ñun dugg ci coalition Yewwi Askan Wi ànd ak ay nit ñoo xamante ne sama naataango yi wax nañ ko ay nit ñoo xamante ne ñu responsable ñu instruire ñu xam lu ñu bëgg ñoo xamante ne waxuma la maire yi mais ku leen dénk Sénégal ñu doxal ko man loolu leer na ma nañ parce que li ma wax dama am fu leer fu ma ko teg kenn ku ci nekk ki côtoyé na ñuy nekk ci ay instances yu kawe nag madame Abi bi ngeen di gis nii xëy na waa Kounoune naka miinul mais coalition Yewwi Askan Wi du ay caaxaan gars yi wax nañ ko du ay caaxaan du coalition bojo bojo de du coalition bojo bojo ay boromi teg ñoo fa nekk ñuy liggéey guddi ak bëccëg suba ak ngoon ba pare liggéey bi di ko teg ci yoon tey damay lancer un appel woote askanu gox bi askanu tund wi na lii change la ay at yi ñu ngi koy ñaan yàlla dogalu ko ren la ko yàlla dogal bu bëgg ñu bàyyi ci xel bu baax parce que dafa am loo xamante ne ci àdduna bu ñëwee tey bala moo ñëwaat du gaaw de bii nag yàlla daf ñoo dimbali baaxee ñu ko muy sànni tàgg waratuñoo yendal waratuñoo fanaan waratuñoo nelaw waratuñoo lekk comme ni ko candidat bi waxee Alpha Bokar mu dem ñun ñëpp ñuy góor di jigéen di mag di ndaw surtout ñun ndaw ñi certes ñu ngi liggéey mais nañu gën a
nañu gën a wàccaat sur le terrain parce que suñu ay yaay suñu ay pap dañuy gunge tey jii ñoo toll ci suñuy doom mata faju war a dem ci hôpital yu baax faju war a jàng am njàng mu baax war a nekk ci condition yu baax moo tax tey li ñuy xeex du pour ñun mooy mais pour suñu ay doom la moo tax damay woo képp koo xam ne ndaw nga maa ngi lay woo nga gis coalition bi ànd di campagne nga ñàkk ko gis individuellement bu la ko sa jot maye solo sa dàll nga dugg ci kër yi nga def porte à porte bul ci xaar ma sàmm bul ci xaar ma demba parce que liggéey bi foofu la toll. beneen bi di lancer un appel ci responsable yi bépp responsable bu fi nekk ci kër ngay yeewoo ci koñ ngay yeewoo li ma lay ñaan saa boo xëyee wala ci semaine bi bu la ko sa jot maye nga jug dugg ci koñ bi ñaax nit ñi soññ leen pour ñu dem récupérer carte d'identité yi nga xam ne instant bi ñu ngi koy joxe fële ci foyer des jeunes bu Kounoune ci wetu école bi ku dem fekk loo fa sa bos na la jaral nga delluwaat mu nga def ko yitte parce que li ñu na ma jële fii ay carte moo ko fii jële du leneen ñun xamee ñu ci fitna parce que dañoo yar xamee ñu ci xuloo wala wax bu ñaaw déedéet parce que ñun suñu ay kilifa la ñuy àndal ku ànd ak kilifa nag am na loo xamante ne waru la ñun suñu ay kilifa ñooñu gemb xaw ma nag ñeneen te nag ñun dañoo yónni yàkkamte ñu ñun ndaw ñi dañoo yónni te yàkkamti ñu moo tax benn pas buñ ko taxawee wala ñu geesu rek dañuy tardé fi mu toll nii nag maa ngi ñaan sama mbokk ak sama ay dëkkandoo yi nga xamante ne gisaguñu maanaam gëlëm nañu wala xëy na gis nañu dëgg mais mënuñoo ñëw fii occasion la tey ma taxaw si pencum Kounoune mi pour tàllal leen loxo yéen ñëpp xamal leen ne këru dëgg gi fii la dëgg gi féete tey tamit Mercedes bi fees na de par marchepied bi moo des à porte bagage lu leer laa leen wax bu ñëwee ñu waat ci ñoom ñu yéeg ma ne Mercedes bi fees na del fi mu toll nii lang moo fi des ak yéeg kaw porte bagage ñuy ñaan ñii yeewoogul wala ñii xam dëgg te mënaguñoo ñëw weesugul de le 23 ñëwagul des na ay semaine te tamit dañoo bëgg bu au soir du 23 janvier ñu bokk ak ñoom fii si penc mi ànd fet fii bëgguma fi kenn le 23 janvier jot ñuy génn école ñenn ji di wokk dox loolu xewi na Kounoune loolu dañ fi bëgg jële wokk dox loolu lañ bëgg jële Kounoune ñun ñëpp ci kàttanu yàlla bu bés ba daañu ànd na mu gën a rafete soññante dem ànd voté ci jàmm comme niñ ko daan defee mais bii dafa war a gën a taaru ko yi pass parce que Kounoune ci wàllu boppam moo war a fal ki nga xamante ne moo war a toog ëllëg ci mairie bu Sangalkam bële te loolu gëm naa ko gis naa ko ci ndawi Kounoune gis naa ko ci taxawaayu Kounoune ñi ñu koy seqal ñëpp fu ñu toog di ko wax ñuy dëkk boo xamante ne dëkku référence la képp ku fi am ndombal tànk tey wala ñu lay dégg fu ne Kounoune mo bu ñuy xool en terme de palmarès wala en terme de quota bu ñu jukkee lii la Kounoune defal wala lii la Kounoune woteel bu ñu jëlul paye xam naa ne 2 jours duñu raw li ci tàmbale ci ki nga xamante ne moom lañ ko seqal muy le ministre Omar Gueye tey lu mu doon yàlla ak waa Kounoune la kii fi jaar également foofu li ma koy wax mooy kooku ñun wàcce nañu ak moom wax dëgg yàlla wàcce nañu ak moom soxla na président communauté rurale ñu def ko président communauté rurale mu soxla maire ñu def ko maire yóbbu ko fexe may ko popularité ba mu nekk ministre tey jii fi ñu ko doon xaar mu ne man dama bëgg président de la république nit ñi ñëpp ñu tax suñu ndigg ànd ceeg moom mais du fii fi xaaruñu ko woon fii muy xëccoog ñun ñii di nga xamante ne ay doomam lañ mais comme dee nañ ko waxtaan nañu ak moom si néeg mu tee ñu génneeg moom ci ëtt bi mu tee ñu génneeg moom si mbedd mu tee ñu ne ko kon ay bokk nañ ci dem tey tamit lu rafet lan la dund parce que bëgguñu woon a àgg ak moom fii mais nag dañoo sës
te li nag li ñu nekk nii ku ñu ko bëgg gën a bëgg nag ah du yomb de du yomb du yomb te nag li ma koy ñaan di ko conseillé sax du ma ko ñaan dama ko conseillé c'est pas encore tard moom itamit na takk bagage yi ndànk na takk bagage yi ndànk kenn gën kay yëg c'est possible rocciwaat candidature am ndànk li ma ne weesul na rocci candidature am ndànk parce que tamit loolu moom moo ko ji parce que kilifa la te nit fi mu tax bu fa jugul ah xalaat naa lu mos la dund ci àdduna ci politique ren la ko nar a dund ren incha allah ci kattanu yàlla. parce que nag coalition Yewwi Askan Wi ci caaxaan de gis naa ko temps yi dafa jeex tàkk lekkatul naanatul suba ngoon bu dee bëccëg lu mos a def man xam naa ko bu baax li ma leen wax lu leer la fu leer laa ko teg parce que moom ma yar si politique. fi mu toll nii boo ko gisee da nga koy yërëm te waru ko ci woon a fekk donc nag li ñu koy ñaan le vieux ngir yàlla ak jëmi Rasulullah rocci candidature bi tànk nga bàyyi booy bu déroulé ak la coalition Yewwi Askan Wi ak ñuy àndal ñoom ñoo nekk ci xol yi ñoom la askan wi bëgg ñoom la askan wi nam te ñoom la ñu bëgg ñu yore leen cette commune au soir du 23 janvier 2022 donc fi may daanele mooy du ma tëj wax ji te santuma sama kilifa muy Aji Maguette Ndoye Aji Maguette Ndoye lii yëpp bu amee yàlla ak sa jëmm moo tax bi suñu kilifa bu góor wàññee ko ba léegi ñun namuñu dara taxaw nga ñu fépp féete nga ñu fépp jooy ñu bàyyi jooy ñu mag jooy ñu rak lépp moo tax à chaque fois lu ñu dugg lu ne buñ ci ñëwee buñ la tàggoo boo ñu acca rek ñu dem ci ragaluñu dara mooy suñu lépp. samay mbokk ndoyeen sama baay Badawur Ndoye tey moom la fi yàlla bàyyi ñu koy ñaanal yàlla yàlla yàggal ka fi di nuyu waa ndoyeen ñëpp mais surtout di nuyu askanu Kounoune waa Kounoune awma seen fay bàyyiwuma kenn parce que su ma limee rek du ma matal parce que Kounoune mënuma leen a lim mais bàyyiwuma kenn góor jigéen mag ndaw ñëpp sant naa leen gërëm naa leen mais nag mention spéciale à la commission d'organisation kenn du ñoom fii jataay yi fi mujj organisé yëpp boobu ban tey lépp loo xamante ne muy organisation te yëpp nag réussir ñoom ñoo ciy taxaw def ci la ca war ba bés bi taaru ñi fi ñëw bu ñu ñëwee kontaan donc ñu ngi leen di sant di leen gërëm di aussi tamit andi njégalu ki nga xamante ne mooy le candidat Alpha Bokar Xuma amoon yéene lool teew fii bokk ak ñun bés bi muy un frère tey jii ni moom politiquer ren mosuma ko politiquer te pourtant maa ko jiit ci politique mais détermination bi ma am engagement bi ma am mosuma ko am ci àdduna ci politique parce que moo ko waral parce que sama dëkk dafa tëgg te liñ daan ku wàll yaan dafa fekk sa dëkk moo tëgg tey nag suñu dëkk moo tëgg moo tax lu ñu soxla ak lépp lu ñu jàppoon dañ koy teg si suuf mu jaral ñu lépp nag lu ñu jaral ci àdduna pour ñu def ko dañ ko def pour que Alpha Bokar Xuma falu au soir du 23 janvier 2022 incha allah ci kàttanu yàlla suñu énergie du ko fekkee suñu poche du ko fekk bu soobee yàlla ci kàttanu yàlla lépp lu mu laaj dañ ko def di gërëm la coalition tey ji surtout la confédération des leaders ki leen fi teewal di abi di jël cant geeg ngërëm bi di ko teg ci loxaam pour mu jotali ma léegi donc di wax samay frères de guerre du ma lim xam ngeen seen bopp xam ngeen xam naa tous les rendez-vous ñoo koy bokk muy lépp lu mu mën a doon ci àdduna ñoom ñoo koy ànd ak man sur le terrain donc yéene bi ñu am ci Kounoune ak avancement bi ñu bëgg ci Kounoune xëy na newul ci ñey loxo mais kenn ci loxoy borom bi la ne ñu ngi ko ciy ñaan moom mi dara teewul yàlla nañu yàlla jàppale ba Kounoune fi ñu ko bëgg a yóbbu ñu yóbbu ko commune Sangalkam bii nga xamante ne moo ñu la ñuy rêvé pour jël ko yàlla na yàlla tekk suñu ay loxo ci anam bu set kenn du manqué fit de du jib bal du tàkk bu ñu paree incha allahu rabbi ñu toog ñi war a toog jublu ci liggéey bi soppi xaru kanam yi tund wi parce que tund wi fi mu toll nii dafa soxlaa
ku ko sopp